ñu dalal suñu gan gi nga xam ne moo ndekki si ak ñun mi ngi Maram Ndiaye gan gi ganuk politique la. effectivement Boubacar Diallo maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di téléspectateurs yu ITV di am mbégte comme ni ñu koy defee altine bu ne seen biir rubrique politique tey ji nag ñu si dalal benn kàngam su wàllu politique doon jëwriñ si gouvernement bu njiiti réew mi Macky Sall muy Abdou Karim Fofana nag moom la ñu dénk lii ñu tuddee rek lii di PSE tey ji moom la ñu dalal ci biir waxtaan bi monsieur le ministre ñu am mbégte di ànd ak yow si ITV rawatina si biir émission Tok Tok Sénégal. mi ngi maram maa lay nuyu di am mbégte di leen fekk si fii tey ci suba si émission Tok Tok Sénégal di fi fekk suñu xarit suñu mag Boubacar Diallo ak équipe bu E-Media yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant. alors monsieur le ministre dañ lay may opportunité wala bokk nga ñëw si li nga xam ne moom actualité bu fu mujj muy génn àdduna kenn si kàngami fii si biir Sénégal muy Thione Ballago Seck doon artiste boo xam ni kenn du ko fàtte wala bokk kenn du ñëpp xam nañ tolluwaayam si biim réew. tayit doon ñeent at ginnaaw ba nga xamee ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daal dinay dëddu àdduna ñaar ñooñu doon ay doomu Sénégal ñaar ñooñu doon ay kilifa si réew mi alors lan nga ñu mën a wax si ñoom ñaar laataa ñuy dugg si waxtaan bi. waaw mi ngi maa ngi lay gërëm di la sant ñooñu di ay kilifa yu ràññeeku ci Sénégal ci histoire du Sénégal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ku ne xam na ko ak tarixa boo mën a bokk ak diine boo mën a bokk ay conférence am boo ko dégloo da lay yee. da lay xamal àdduna da lay jox tamit ay philosophie yoo xam ne yu am solo la donc yàlla na yàlla yokk leeram fay ko lu baaxam lépp di tamit jàll njabootu Thione Ballago Seck nga xam ne moom Sénégal yëpp lañ koy jaale ndax nit ku marqué jamonoom la ci li nga xam ne mooy métier am muy art di histoire ak entrepreneuriat culturel ndaxte ñëpp fàttaliku nañ ne gannaaw wëy créé na fi ay édifices yoo xamante ne kenn du leen fàtte. ma ciy profité tamit di jaale waale encore ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan ci émeutes yi ndaxte yàlla def na. maa ngi lay wax démb ne mën naa ma guddee ndaxte démb dama demoon Bignona ci Ziguinchor jaale jël président de la République ak nation sénégalaise ñi nga xam ne ñoom ñoo fa ñàkk seen bakkan muy ñetti famille ñenn ñi nekk fi nga xam ne moom mooy biir Bignona ñeneen ñi fi nga xam ne mooy Tendori. ak fi nga xam ne mooy Belaay mooy dëkk bi nga xam ne fa la Pierre Goudiaby Atepa soqe ko ñu dem fa fekk fa njaboot yi muy lu tiis lu métti waaye ñu ànd ak dignité am na ku ci jël parole sax ne man jéggal naa ñëpp mu doon nag loo xam ne wax dëgg yàlla bu la yàlla dénkee responsabilité nga doon ku ñu tànn ngay ànd ak président de la République wala nga doon opposant wala nga doon journaliste wala nga doon société civile lu diis la ndaxte wax dëgg yàlla bakkan dafa tuutiwul benn bakkan tuutiwul boo ci gisee xale bi kenn ki 14 ans la am 14 ans dégg coow génn rek ak ko ay moromam ba loolu fekk ko ci kenn ki 22 ans kenn ki 24 ans nee nañ Dakar la jóge moom ñëwoon rek fekkee événement yi nii rek doon waaj a dugg faculté donc loolu yëpp muy loo xam ne defe naa ne war nañu yee ñun ñëpp ñu xoolaat suñu doxalin ak suñu taxawaay si mbir moomu sax laay dugg puisque jiitu nga ma si laataa may dikk si xalif des mourides ak jéego yi nga xam ne teg na ko si profil yooyu laay desandek yow 14 ans la 24 ans ku gën a mag 35 ans la am ñu si ëpp daal diggante 24 ans la ak 14 ans c'est-à-dire adolescent lañu seen taxawaay si ay ndaw wala ñu doon ndaw dëgg desoon na alors si sooy xool profil yi kon ban jàngat lañ si mën a am sa gis-gis. waaw xam nga baal ma mi ngi mais loolu bu amee ñaari yoon ñaare dañuy xaw a am tentation wu dramaturgie dëgg la ay ndaw li ñuy ñaan rek mooy yàlla may ko fekkee gudd fan ak njëriñ waaye tamit ñaare bu contestation amee lu ci bëri ndaw yi ñooy génn barki démb rek maa ngi seetaan benn vidéo 1963 wala 64 ay contestation yu rëy amoon Sénégal yoo xam ne même sujet la woon chômage nangam ak yu demee noonu 40 morts jamono yi président Senghor ci benn fan donc pour wax la rek ne contestation lu yàgg la ci àdduna mi ngi maram Pays-Bas dégg naa ambassadeur bi ne émeutes yi fa am at mi 100 ans gisuñu ko Pays-Bas Allemagne année bi dañoo doon jéem a dajji assemblée bi États-Unis gis nga li fa xew France gis nga li fa xew 11 morts pendant 8 semaines week-end bu ne nit ñi génn donc jamono ji buñ ne Sénégal dafa am lu laal xale dañ naan jamono ji dafa am lu laal koom-koom yi laal économie yéen ñi yor télé sax xam naa ne ñi daan yeble fii di fay publicité ñëwatuñ ñi daan dem ci nu mu tuddati ñi daan dem ci télé yi nee nañ li gën a doy waar boo man yenn saa yi damay gëstu ba ci livre histoire yi dañ naan am na guerre yoo xam ne sax nit ki ñaari dëkk dañuy xeex di xeex pandémie am rek kenn ki
daaneel moroom ndax pandémie dafa doon luy fragiliser suñu dëkk. alors su ma la déggee monsieur le ministre say kàddu c'est-à-dire yow da nga jàpp ni manifestation yi nga xam ni moom la ñu fi ràññee fan yi ñu génn dara indiwu ko lu dul pandémie. déedéet waxuma loolu dama la expliquer rek contexte. xam nga loo gis dafa am sabab bi am contexte bi. mën nañ ne histoire judiciaire moo andi étincelle bi. parce que depuis 2017 2014 ñu ngi fiy dégg ñoom lànk ñoo bañ. ay marche yu toog ci mbedd mi kenn faalewu leen dëgg la wala dëgg yéen ñi di journaliste woote nañ fi ba tey bi ñuy def loi sur le parrainage xam nga Sénégal dëkku démocratie la am na loo xam ne nit ñi waruñu ko bañ yenn saa yi damay dégg sama mbokku politiciens yi naan majorité mécanique mais waa majorité bi tam mën nañu wax opposition mécanique am na ñoo xam ne boo demee assemblée loo andi duñ ko voté am na ñoo xam ne loo wax ñu ŋàññ la lu mu baax ñu ŋàññ la donc jeu démocratie moo demee noonu bu ñu ànd ak xel ak recul rek loolu yëpp war nañ ko mais dama ne jamono jii ñu toll li dal Sénégal dañu gis mu dal dëkk yu bëri ay dëkk yoo xam ne contestation mosu fa am DJ Boub sa ngi ni Boubacar ku miin Paris la gis na Champs-Élysées ni ko tubaab yi organisé ni ñu ko defee lépp mais nañu ubbi suñu xel sax tuuti boo demee dëkk bu mel ni Émirats arabes unis Dubaï ñaari option moo am waa Abu Dhabi ñoom dañ ne dañ tëj man ci pandémie bi dem naa fa mission mais boo egsee da ngay gis nit ñi rek da nga war a toog xaw ma ñaata jour ubbiwuñ dara boo waxee waa Dubaï ñu ne la waa Abu Dhabi mën nañ loolu parce que ñoom li ñu am ci pétrole ñun amuñu ko ñun suñu revenu pétrolier 5% la waa Dubaï ñoom li ñu def mooy dañu ubbi lépp di tester nit ñi bàyyi nit ñi di dox boo waxee bon ñemewu ma ko wax ci dëkk bu mel noonu waaye nit ñi dañ la naan analyse mooy lan mooy fukki junni nit yu génn àdduna wala koom-koom bu daanu ba nit ñi di xeex ban moo leen gënal donc analyse yooyu dañ ci war a egg mais Sénégal li fi am na étincelle politique dëgg la tension boo xam ne am na ñu koy raviver tey suba rek maa ngi dégg léegi revue de presse bi waa ji di wax ne am na ñoo xamante ne bi ñu demee di jaale ji ay famille dañ leen ne déedéet état rayul suñu doom fetal rayul suñu doom dañ ko jam ci biir ay événement donc loolu yëpp pour wax la ne am na étincelle politique bu am mais am na loo xamante ne c'est des questions économiques c'est des questions sociales yoo xamante ne du Sénégal rek la. alors si yaa ko waxal sa bopp si revue de presse bi gis nañ ko famille Ndiaye ñoom nee nañ seen doom par exemple jàpp nañ ni police rey ko. dañ ko jam si biir. alors est-ce que kon lu nu mel gouvernement bu Sénégal waru see am benn taxawaay ñu ibbi si ab l'enquête bu leer ngir ñu mën a situer les responsabilités au lieu que ñu bàyyi xel si indemniser victimes yi kese parce que tamit ay doomu Sénégal ñàkk nañ ci gis nañ waa M2D di ñu wax 13 morts ba tey gouvernement bi 4 morts yu fi ministre yi waxoon génnaatul ñu ne officiellement lii moo dee si manifestation yi est-ce que jotul ñu xam ñaata nit a dee mais en plus ñu ibbi ak l'enquête ngir ñu mën a leeral mbir mi laataa ñuy egg CPI. waaw mais loolu dinañ Sénégal état de droit la. ay bakkan mënuñoo rot te enquête du mën a am. enquête day am loolu jarul sax ñu ciy débat mais nag surenchère moo baaxul maanaam loo xamante ne dafa soxal askan bi yëpp muy doon lu metti loo xamante ne war nañ cee jéggee seet fii laa far fële laa far wala di tuumaalante ñu bàyyi justice def liggéeyam parce que tamit mënuñu nekk dëkk boo xamante ne depuis 1960 ñu ngi doon état am ay institutions yuy dox mu neex ñenn ñi naqari ñenn ñi boo nekkee opposition mu naqari la boo nekkee pouvoir mu neex la parce que il faut ñu wax en tant que sénégalais au-delà de tout man dama bokk ci parti bokk ci coalition bokk ci majorité assumer ko mais dafa am loo xam ne buy yàqu ñun ñëpp lay yàqu leen yor ay institutions yu forte boo ñëwee bu justice ne sàngam nga ne non man justice ni mu defee daal nangam di buñ nee enquête nga ne non nañ génnee détenu politique yëpp mais loolu yëpp ci la jóge mi ngi dañu waxante dëgg bu ñu demee ba balaa événement yi di am ñuy jàpp ay nit ñuy yónnante ay message di waxante di dajale ay nit yéen ñëpp jot ngeen ko Sénégal yëpp du doon lu privé ay vocaux yoo xamante ne da ngay dégg ñu naan bu ñu génnee taal def nii def na la gis ngeen ay nit yu yor ay fetal di janoog ay magasin di dóor loolu est-ce que ay jeunes la est-ce que ay xale la yu génn seen ay kër ñoo ne dañuy manifester rek parce que amuñu liggéey dafa am loo xamante ne suñu culture la dafa am loo xam ne suñu aada la bu ko nit ñi defee dinañ xam ne dëgg la peuple bi kat mer nañ xale yi kat amuñu liggéey waaye am na loo xam ne bu ci raxee dañuy jàpp ne peut-être dafa doon leneen loo xamante ne wax dëgg yàlla wuyoowul ak suñu activité politique fii ci réew mi. on a aussi vu des personnes yi nga xam ni ñu bëri ñu ngi leen di tàmbalee identifier ñu ni ay nervis lañ yoo xam ni suñu paree seen liggéey biir permanence bu APR lañ fi doon jógee également est-ce que dans un état de droit comme ni nga koy waxee réew mi nga xam ne ñun Sénégal fépp si àdduna bi ñu ngi ñuy yëkkati nii ñun kat suñuy force de l'ordre dañoo xarañ loolu est-ce que soxla nañ ay nervis pour ñuy gunge takk der yi pour rétablir li nga xam moom mooy maintien de l'ordre fii Sénégal. xam nga tey événement yi passé boo ci doon dellusiwaat étape par étape lu ci ne di nga ne ndax lii war na mën a ne ndax lële war na mën a ne ndaxte bul fàtte ne violence politique daf fi yàgg élection présidentielle ba la rek gis nga ay opposants yoo xamante ne
dugg nañ ci biir dëkk ànd ak seen i nangam loolu yëpp lu ñu war a bannir la lu ñu war a seetaat la mais dama la bëgg a wax ne lan moo taal loolu yëpp parce que tamit magasin yi xale yi sénégalais yi demuñu di ko ubbi attention xale yi demuñu di ko ubbi ñoom seen jëmmi bopp en tout cas innocent yi am na ñeneen lu ci rax ak yeneen ak yeneen donc li ma la bëgg a wax rek mooy ñun ñëpp war nañ xoolaat suñu taxawaay état du Sénégal ma nga fa mu newoon te dañ ko war a sàmm ndaxte état mooy li nga xamante ne moo tax boo xëyee am courant boo xëyee am ndox DJ Boubs mën a dawal otoom te du am lu mu ragal yow nga mën a dox wax lu la neex parce que dañu wax dëgg bu ma toogee ci plateau bi ni ñu ko waxee léegi mayu ñu ma dara mais loolu bu amee c'est parce que dafa am ñoo xamante ne ci aada ci histoire dañ ko ji Sénégal ñu koy arrosé ba mu toll fii waru ñëw xëy rek benn bés rek ñëw salfaañee ko ba ku la neex ñëw def lu la neex waxee lu la neex ba nga xamante ne ëllëg kenn du ñu xàmmeeti te révolution yëpp boo ko seetee ci histoire ku ko defit ñaari at ñett mu daanuwaat sa kaw parce que li ngay dëggee ak li ngay woote boo egsee di nga xamante ne réalité du pouvoir ak réalité gestion des affaires de l'État dafa am waaw mooy tey jii par exemple si on prend l'exemple de Ousmane Sonko ak ñi mu àndal jamono ji ñoom ñooy woote manifestation mais da nga gis ni peut-être ñoom xamuñu état nu ñu koy yoree. non xam nga man. wala réalité yi nga gis ni xamaguñu réalité bi peuple sénégalais mooy àtte. Sénégal dafa am nu ñuy àtte homme politique yi dafa am nit bu la defee dara en matière civile dafa am fu ñu koy àttee. nit bu la defee dara en matière pénale dafa am fu ñu koy àttee. boo joteeg état dafa am fu ñu koy àttee ñaari homme politique tam bu ñuy xëccoo dafa am nu ñu koy àttee mooy élection. mais dama xam ne rek ci doxalinu histoire. ñun kilifa yi ñu fi am yëpp ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk Sénégal taxawal ko ba mu toll fi mu toll ku ci nekk. sa digganteeg justice da nga ci mos a am taxawaay bu rafet. sëñ Touba bi nga xam ne ñu bëri moom lañu yaakaar tey ci Sénégal tubaab yi bañ koy woo dara gënu ko woon injuste ñun ñëpp jàng nañ ko ci histoire mais dafa dem wuy ji. dañ daan wax ni Cheikh Ibrahima Fall sax da ko ne bàyyil ma xeex ñeneen ne ko bàyyil ma def li mu ne leen déedéet bàyyi leen ma dem su ma dellu see ñu ñëpp jëriñu. loolu la def. kon ban gis-gis nga am ci taxawaay waaw dama lay wax rek dama lay wax c'est-à-dire dama bëgg ñu andi histoire. après ay détails de l'histoire ku nekk dina jël xam li ko war. ku nekk dina jël xam li ko war bu ñu xoolee président Abdoulaye Wade woo nañ ko fi justice ñaata yoon mu dem wuy ji da ko tey doon président de la République bu fekkoon ambition rek ko yëkkati. président Macky Sall woo nañ ko mu jóg wuy ji ñëpp la wax ñu toog xaar ko ci këram donte nit ñi génn nañ mais kenn deful benn dégât dañ dem wuy ji dellu si waat donc leneen li nga xam ne moo am Gérard Darmanin ministre de l'Intérieur de France en service fi mu nekk nii ñu woo ko ci sur des questions similaires mu dem wuyu non Gérard Darmanin ministre de l'Intérieur de France fi mu nekk nii ak yooyu dem wuyu ñi sans débordement démb am ngeen émission boo leen fi invité ku tudd Ibrahima Niang wax na lu am solo nee na Cheikh Anta Diop parce que dafa bëri ñoo xam ne dañuy woote révolution te dañ koy jël comme référence nee na mosul nangu ay goneem di jaamaarloog police parce que nee na moom dafa am responsabilité boo xam ne lu ñaaw bu amee day dem janoog seen njaboot rendre compte. D'accord. Donc li ma bëgg a wax rek mooy ñun dañu war a am taxawaay bi nga xamante ne mooy taxawaay bu républicain bu fekkee dañ la woo nga dem janoog wax li nga war a monsieur le ministre ban gis-gis nga am parce que li ngay wax ni c'est bien de rappeler l'historique bi jël exemple Cheikh Anta Diop Abdoulaye Wade Ousmane Sonko moom moo waral coow li yëpp kon attitude am moom si bile dossier ban jàngat yow nga siy def en tant que citoyen sénégalais en tant que ministre. am attitude bu responsable mooy un citoyen bu la justice woowee da ngay dem wuyu ji du dëgg ñaareel tamit une autorité politique boo amee ambition gouverner Sénégal da nga war a xam ne élection moo lay jox légitimité nga bañ utiliser ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbedd mi doon ay élèves yu ñu génnee ci ay école ay xale yoo xamante ne mën na am nañ métit ndaxte jamono moo mel noonu ci àdduna bi yëpp ñu bañ leen utiliser c'est tout loolu amul dem ak dikk li war ñun ñëpp homme politique yi mooy responsabilité ay bakkan lañ ñu dénk ay avenir lañ ñu dénk alors bakkan yooyu ñu leen dénk am na yu si rot ñi ngi wax fukk jëm ba fukk ak ñett ba tax na kuréel gi ak ay doomu Sénégal daal nañ leen di clamer fi nga xam ne moom mooy Cour pénale internationale alors si boobule dossier nga xam ni tey jii ñoom itam def nañ accusé de réception jot nañ plainte bi amoo si benn crainte pour njiitu réew mi Macky Sall moom mi nga xam ne moom moo jiite Sénégal plainte boobu visé ko. non pas du tout parce que xam nga dafa am loo xamante ne tamit day xam nga politique da cee bëri loo xam ne surenchère la rek. mooy boo ma defee lii ma def la lii wala bu ma njortee ne yaa ma def lii man dinaa ko yóbbu feneen fu gën a kawe mais. enquête bu amoon tey ci li nga xamante ne mooy émeute yi defe naa ne nit ñi dinañ ci am lu bëri lu leen bett am na sax ñoo xam du ñu am lu leen bett parce que bëri na ci loo xamante ne defe naa ne buñ ko toppee dinañ gis parce que tamit Sénégal c'est pas la première fois muy am ay émeute ak ay situation yu mel nii donc am na loo xamante ne pour man surenchère politique rek laa ko jàppee mais bon justice la
mais monsieur le ministre ba tey ma jeexal ci wàllu manifestation yooyu noonu par rapport ak li nga xam ni xew na fa xam nga sànq yaa ngi koy wax di indiwaat histoire u Sénégal mais c'est vrai que ni métti woon na li ñu gis fii daanaka 10 ans yi mujj yi mosuñu ko gis mais est-ce que utiliser ay armes par rapport ak li nga xam ne gis nga ko ak ñun ñu nekkoon sur le terrain bi jàpp nga ni amoon na justification bu mënoo tax tey ji ñu utiliser ay armes di dóor ay doomu Sénégal ñuy wadd. waaw xam nga mi ngi a posteriori ak bu ñu toogee ci studio yi di juger loolu day yomb. dans le feu de l'action mënoo wax arme bi fan la jógee xamoo ban genre bal la est-ce que policier la. est-ce que gendarme la est-ce que ci biir manifestant yi la parce que dañu waxante dëgg ce matin ñoo ko gisandoo les écoles li mu wax. ñi nga xam ne dañ dem di leen jaale yi ñu ne ñoom seen doom arme reyu ko. balle blanche moo ko rey. déggal sax arme blanche moo ko rey paaka moo ko sànq. démb fi ma demoon rek déggaat naa fa leneen ñuy wax ne xale bi fi ko bal bi duggee niruwul ne ku janoo woon la ak bon. détail la yoo xam ne c'est douloureux nga ci dugg. parce que en tant qu'autorité en tant que ku ñu dénk. bu coow amee nga nekk di ci yokkaat li tubaab di wax de l'huile sur le feu di yokk xam ni ka loolu jaru ko. defe naa ne jamono ji li nga xam ne mooy responsabilité mooy fexe andi apaisement fexe andi confiance entre ñun sénégalais ba nga xamante ne lu ñuy tabax ñu tabax ko parce que lu amul jàmm mënoo ci tabax. waaye bu ñu fi nekkee di jël irresponsabilité ngeen baal ma bëri na ay médias yoo xam ne def nañ ko man dem naa ci ay plateau fan yi wax naa ko. nee naa am na ñoo xamante ne bu ñu janoo xëy suba xool seen bopp ci seetu war nañu xoolaat seen bopp. parce que réew mi ñun ñëpp lañ ko dénk man c'est pas parce que man maay ministre su ma signéwul arrêté wala président bu deful décret wala diw dëkk bi di wax déedéet bu taximan bi deful liggéeyam bu yéen ñi seen plateau boo leen deful seen liggéey ni mu waree dara mën na sooxe ci réew mi te sooxe bu ne ay liggéey yu ñu ñàkk la ay bakkan yu mën a rot la wala instabilité wala insécurité boo xamante ne ñun ñëpp lay laal donc loolu mooy wane rek ku nekk responsabilité bi mu war a am ci li muy def bés bu nekk. d'accord alors calme jamono ji am na biir Sénégal ginnaaw ba nga xamee ni le xalif des Mourides Serigne Mountakha Mbacké yabal na ab délégation boo xam ni Serigne Bassirou Mbacké Porokhane moo ko jiite woon si biir Matar Souran di homme politique si biir Mamadou Diop Decroix di homme politique mais également Madické Niang seen ndaje bi ak M2D mu daal di tukkee si ab jàmm maanaam ñu dakkal seen manifestation bi nga xam moom la ñu bëggoon amal waaye bàyyiwuñ leen rek ñu dem dañ leen jox ab document boo xam ni am na fukk poñ yoo xam ni dañoo bëgg njiiti réew mi daal si indi solution lu ko mooy daanaka dinañ delluwaat si xeex bi nga xam ne nga ankoon nañ ko si ponk yooyu noonu ñetteel bi laa bëggoon dikk ak yow ñetteel bi mooy ñu daal di dakkal procédure bi nga xam ne jamono ji entamé nañ ko di ko toppee Ousmane Sonko est-ce que jàpp nga ni ginnaaw ba nga yëree seen fukki ponk yooyu rawatina ñetteel boobu noonu ànd nga ak ñoom ci doxalin bi ak li ñu bëgg jàpp nga ni mun na am. li may njëkk a def mooy sant sëñ Mountakha Mbacké ak kilifa diine yëpp. sëñ Babacar Sy Mansour ak xalif yi ne Sénégal yëpp ci seen taxawaay bu rafet. ndaxte Sénégal am na lu ko yàlla may loo xam ne mën na am dëkk yu bëri mayuñu ko. mooy li ñuy wax des amortisseurs sociaux. des régulateurs sociaux yoo xam ne bu jamono naqaree bu demee ba état mënatul wax ak opposition bu ñu demee ba population yi am jafe-jafe kilifa yi mën nañu woote. di santaat tamit homme politique yooyu nga xam ne wane nañ responsabilité wane nañ ne ñun dañu am ay kilifa ndaxte nit mën nga am ki lay fay salaire mën nga am ki la yirif ci école ba waaye nga am koo xamante ne boo waxee nga dégg ko dafa baax ci réew. loolu tamit muy taxawaay ak ndimbal mi nga xam ne sëñ Mountakha def na ko nga xam ne loolu it aada la ci yoonu murit ñu ngi fàttaliku bi mu amee accident ammoniac bi ci année 90 yi sëñ Saliou tamit dafa dédommagé woon tamit ñoo xamante ne dimbali leen ci li nga xamante ne moom mooy alalu boppam. li nga wax léegi man dama jàpp ne Sénégal yenn saa yi dañuy fàtte rek li xew. parce que bu leen fàtte ne président bi ñu ko falee 2019 moom dafa am majorité am à l'Assemblée gagné élection présidentielle mais malgré tout mu woote dialogue national ne ñëw leen ñu waxtaan ñu teg 27 points 27 points yi opposition bi am ñu ne dañuy ñëw am na ñu ne ñëwuñu ñi ñëw waxtaan ci te quelquefois da ci amoon ñoo xamante ne c'était des opposants virulents mais bi ñu waxtaanee d'accord nañ ci 25 points yi ba mu des yeen ñaari points yoo xamante ne ñi ngi continuer woon di ci discuter donc bu ñu dellusee tey ñeneen ñëwaat taxaw ne way ñun dañu am revendication yu bees yoo xamante ne dañ koy imposer état d'abord je pense pas que état noonu la ñu war a doxee ak moom démocratie mooy nga respecter ne yow jamono dañ la fal ki ñu fal moom moo am charge doxal exécutif lu mu war a voter comme loi wala ci budget day dem assemblée nationale loolu la ñu loi teg mais du li nga xamante ne moom la ñu M2D teg parce que am étincelle judiciaire wala politique bu am ak ay problèmes socio-économiques nga bëgg ci profiter imposer loo xamante ne agenda politique tegu ko loo xamante ne bokkul ci programme état bi defe naa ne loolu c'est peine perdue leneen li nga xamante ne nag moo am mooy ñetteeli ponk boobu nga wax
man daf may reeloo ndaxte yenn saa yi M2D ak Ousmane Sonko defe naa war nañuy gën a waxtaan ngir déggoo ndaxte Ousmane Sonko moom nee na dafay yàkkamti procès bi M2D ne nañ ci génn bon encore une fois une affaire judiciaire je pense que sawaruma di ci dugg di wax di def yu demee noonu mais il faut ñu déggoo ndaxte boo déggee ki naan nañ ko dindi nañ dindi procédure bi yëpp da ngay jàpp ne ñii dañu ragal bëgguñu dem def li nga xam ne Gérald Darmanin mi nga xamante ne mooy ministre de l'intérieur dañ ko tuumaal mu dem janoog jigéen ji wax li muy wax léegi nag keneen ki moom neen dafa yàkkamti bon kenn xamul daal ban lañ ci bëgg moom mi ngi waat biir M2D parce que biir ndaje ba maa ngi waaw mais buñ ko leeralul sëñ bi même boo fa nekkee woon buñ ko leeralul man mënu ma wax bu kii ne yàkkamti naa bés bi mu ñëw ñeneen ñi ne nañ ko dindi buñ ko sax gis day niru ñaari wax yoo xamante ne defe naa ne buñ ko moytuwul day dem ba décrédibiliser sax ñoom mais yow jàpp nga ni bi le dossier dañoo war a mun a dem procès pour mu leer Sénégalais yi xam ce qui s'est passé réellement mi ngi Maram Ndiaye man je suis de l'exécutif te état boo buggee mu dox dafa am nu muy doxee entreprise dafa am nu muy doxee gis nga tey jii nii immédiat bii ñu ne di Boubacar Diallo mën na yor chéquier yor ay nu mu tudd dépense am di ko def mais contrôleur de gestion bi du toog naan ko defal ma lii defal ma lële état tamit noonu lay demee justice dafa am loo xam ne da ko war a dox mais sëñ bi man dama lay jox benn exemple man j'ai été directeur général de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'état bés bu ne nit yóbbu état justice wala justice yóbbu nit état mais yenn saa ñu dem fa ñu dóor yu métti ñu dem justice jël ay décisions contre l'État ci loo xamante ne quelquefois c'est des questions importantes pour l'État du Sénégal donc bu ñu bëggee taxaw rek ne oui justice su Sénégal nangam ak nangam bés bu ne bés bu ne ñu dund loo xam ne ci justice da nga naan vraiment gis justice bi gàcce nga mais il y a deux faits yi nga xam ne monsieur le ministre peut-être suñuy expliquer wala suñu déggee observateurs yi jàpp nañ ni peut-être moom moo waral rupture de confiance bi am si diggante sénégalais ak wàllu yoon bu njëkk bi te ñaar yëpp sa njiit muy njiitu réewu Sénégal moo ko wax benn bi moo ni am na dossier yoo xam ne fii si biir Sénégal maa si teg samay conc ñaareel ba 31 décembre bii passé la si kanamu Babacar Fall Alassane Samba Diop ak taskut xibaar yi moo ni kat am na ñoo xam ne seen dossier des fois xam naa ne suñ ko bàyyee yoon def si lu mu si war a def coow judd si biir Sénégal donc yooyu dañ koy téye alors soo déggee kàddu yu ni mel jóge si ki nga xam ne moom moo jiite Sénégal naka nga mun a amee confiance si yoon ba mun a xaar mbir mi dox normalement. waaw xam nga yow da nga jël exemple yi la neex man jox naa la exemple yi nga xam ne tamit man mooy renforcer sama conviction ne justice su Sénégal mi ngi def liggéeyam. mais yii fu mu jóge la nag monsieur le ministre samay exemple dafa jóge si le président de tous les Sénégalais Macky Sall. mi ngi Maram Ndiaye. xam nga li ñuy wax une affaire privée diggante man ak yow président de la république mënu ci dara dañuy wax bu fekkee diggante yow ak état la peut-être mën nga envisager ne way état est-ce que nangam agence judiciaire de l'état mais diggante ñaari citoyen état lan la ci mën non dama ne diggante ñaari citoyen tey jii nii yàlla na yéex nga jote woon ak sa employeur wala nangam ak nangam nga dem ñu ne justice dafa seetaan bul fàtte ne c'est une affaire entre deux citoyens gis nga li xew kenn ñaanalu ko kenn moo xam Ousmane Sonko la moo xam keneen ñun ñëpp ay sénégalais lañ te jàpp nañ ne jàmm ci la lépp xaj jàmm la ñu war a yéenante du ñu ay ennemis opposant concurrent lay firi du dëgg xam nga tey ji yéen ñaanu leen GFM dara xew fa ñaanu leen gis ngeen li xew ci seen rajo gis naa ni ngeen amee solidarité seen biir donc état d'esprit boobu la ñu war a doxee mais encore une fois man du ma nangu ñetti dossier yoo xamante ne dañuy ñëw ne waaw justice su Sénégal yëpp wala justice et puis on est une démocratie loolu laa bëgg ngeen jàpp tey boo demoon ubbi débat bi en France mais di nga dégg waa kër Nicolas Sarkozy ne la woy justice française nangam parce que peut-être que l'ancien président dañ ko woo nangam ak nangam boo demee beneen dëkk bu mel ni États-Unis mais keroog maa ngi koy wax ambassadeur États-Unis ci benn vidéoconférence boo demee dëkk bu mel ni États-Unis chaque fois bu ñuy nommer un juge à la Cour suprême mais bi Washington day tàng jër nit ñi dañuy taxaw di manifester naan bi waruñu ko nommer parce que foofu séparation des pouvoirs dafa doon li nga xam ne lu ñuy wax la lu ñuy dëggal la également monsieur le ministre je suis désolé mi ngi Maram Ndiaye parce que États-Unis chaque fois Trump ci fin wu mandat am bii gis nga ne moom moo war a choisir xam nga foofu tiers bu nekk dafa am ku koy choisir moom moo waroon choisir juge bi nga xam ne moo war a dem Cour suprême mais bi mu ko waree choisir mais États-Unis yëpp coow lu dul jeex a fa am mais bu fekkee démocratie yu mel noonu ñoo mën a am problème démocratie luy dund la juróomi at yu ne dina am yu bees mais il y a 10 ans damay dégg nit ñi di comparer li xewoon il y a 10 ans li xewoon il y a 20 ans mais nga foog ne boobu réseaux sociaux yi am na ni mu amee sànq ñi ngi toog ci salle bi ngeen di waxtaan ci wàllu Twitter bu njëkk ba nit ñi dañ daan janoo am rendez-vous médiatique chaque 20 heures nga toog janoog télé bi xam li muy wax wala nga dem ubbi sa Sud Quotidien wala mais léegi tey ku ci ne rek média nga man mii mën naa dem taxaw fenn photo wu wax ne nangam ak nangam balaa nit ñi di wër ba xam ndax dëgg la wala du dëgg donc on est dans une période d'attention médiatique te looloo tax chaque fois sama discours day dellu si waat sur la responsabilité des uns et des autres
tey jii nii am na dëkk yoo xam ne li koy taal du état du opposition ay organisation la yoo xamante ne dañuy am benn intérêt fii wala am lu leen naqari fii di toog di fomenter di wax di ba yokk loo xamante ne mën na créer loo xam ne ci société bi mën na am alors ma jeexal ci mémorandum bi laata may bàyyi Boubacar su amee question moom itam mu laaj moom moo jëm si beneen ponk boo xam ni dafa jëm si ay ñoo xam ni jàpp nañ ni complot la de un donc loola waral ñu ni si par le passé éliminé ngeen ñaari candidat muy Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade tey jii seen i bëgg-bëgg loo xam ne jox nañ ko xalif bi mooy ñooñu ñu mayaat leen sañ-sañ ñu doon ay sénégalais normal maanaam am sañ-sañu bokk say élection lu nu mel est-ce que jàpp nga ni c'est possible yow en tant que citoyen en tant que ministre est-ce que mën nga porter aussi ce plaidoyer jàpp nga ni dans un pays normal loolu lu war la. man awma benn plaidoyer bu may lancer xam nga lu tax. parce que dafa am loo xam ne c'est des questions judiciaires. li ngay wax noonu defe naa amnistie moo koy andi wala loolu. loolu tamit c'est des questions législatives man du ma député du ma juge. xam nga tamit man je porte mon opinion mais tamit dama bokk ci benn majorité. boo xamante ne mënumaa génn di wax loo xamante ne dëppawul ak li majorité bi wax kon ma génn ci majorité bi di nekk indépendant di wax lu ma neex. li ma xam daal mooy lenn. Sénégal toll na ci ay moments politiques yu délicats. yoo xamante ne apaisement war na ci lépp lu ñu war a def ba sénégalais yi doon benn àndandoo. organisé tey dañu am ay défis yu rëy peut-être waxtaanuñ ci temps bee la xoj mais xoolal suñu ndaw yi ñun dañoo dem ba tey 75% de la population a moins de 35 ans donc effort bu état bi def te pourtant état bi def na effort je suis le ministre en charge du suivi du PSE lu état def ci région bu ne xam naa ko diggante électricité diggante ndox diggante mbay mi boo gisee Sénégal ay 400 000 tonnes gerte lañ daan def ay 2012 léegi ñu ngi ay 1 million 600 000 ay 400 000 tonnes ceeb léegi ñu ngi ay 1 million 200 000 tonnes boo gisee ba ci ginaar ba ci yàpp mooy production agricole yi nga xamante ne c'est de l'économie réelle boo demee ci wàllu mine boo demee ci wàllu industrie ñi ngi def nànk-nànk ak ndox électricité mais chaque fois dafa am loo xamante ne même ci économie dañ la koy jàngal démographie dafa am solo ñun nag suñu démographie dafa demee noo xamante ni suñuy soxla dafay gën a bëri loo góorgóorlu dafa mel ni rek tey bu la yàlla dimbali woon tey nga xëy yàlla yu yokk sa am yokk sa nga yor bitig di jaay mais nga jékki-jékki rek yàlla defal la ay cheikh yu bëri xam nga say soxla day gën a bëri njëndum meew bi day gën a bëri njëndum couche bi day gën a bëri ñun nag wàllu formation emploi dafa gën a doon suñu priorité te defe naa ne événement yi loolu la ñu fàttali loolu la ñu war a góorgóorlu te loolu ci juboo ak doon benn la gën a mën a doon kay pour ak ku mu mën a doon d'accord loolu mooy doon daanaka ñaareelu pàcc bi ndaxte conseil des ministres bii ñu génn njiit réew mi Macky Sall njëkkoon na def génn ni ndaw ñi dégg naa leen ginnaaw manifestation yi bii si conseil des ministres également tudd na la fa sax yow ak kuréel bi nga jiite maanaam PSE wax PSE ndaw ñi donc Boubacar daanaka su noppee rek mën nañ dugg si pàcc boobu nga xam ni waaw foofu laa bëggoon bismillah waxtaanee ak monsieur le ministre laaj ko rek ndaw ñi nga xam ni moom nga gis ñu génn liggéey ñàkkum liggéey nekk na loo xam ni génne na leen ñàkkum xëy maintenant ñu naan chômage endémique mais damay wax ni jamonoy Abdou Diouf ñun tamit génne woon nañu noonu yeneen jamono ñeneen génne woon nañu noonu mais dafa mel ni régime yëpp yi fi jaar loolu mooy seen problème képp koo xam ne bëgg nga résoudre le chômage des jeunes mënuñu ko waaw xam nga Boubacar dafa am loo xamante ne lu am solo la te peut-être quelquefois waxtaane ko yombul parce que c'est un peu technique ñu nga état boo koy yor ak kër du niroowuñu mais bëri na lu ñu niroo dafa am similarité ndaxte boo yoree sa kër dañ la naan da nga war a liggéey ngir ëllëg mooy fàggu dara def ko ci njàngu xale yi tabax kër gu dëgër goo xam ne ëllëg xale yi lu mu métti métti ku ne dana ca mën a am néeg ngir yor fa soxnaam ak yu demee noonu am ñoo xam ne nag dañ la naan jëlal lépp nga def ko ci xale yi léegi doo dégg ñu naan diw de dafa yàq doomam bi ba nga xam ne nangam ak nangam donc état boo ko yoree tamit dañ la naan il faut investir pour le futur nag mooy infrastructure yi dégg nga souvent opposants yi woy infrastructure yi soxlawuñ ko mais Didier Boubs loolu c'est une aberration bu ñu demee ba Sénégal tali boo mën a jël xam nga tey jii nii am na commerce transfrontalier bi ni mu doxee mais c'est parce que dañu am ay infrastructure boo waroon xëy dem Matam def 8 heures de temps léegi nga def 6 heures de temps ndax Ila Touba am na aéroport yeeg yooyu mënul ñàkk ñaareel ba électricité c'est des éléments de compétitivité ndaxte état mënul jël di salarié ñëpp tey boo xoolee Sénégal à peu près 150 000 fonctionnaires ñu am mais 150 000 fonctionnaires yi seen masse salariale ëpp na 900 milliards sur des recettes intérieures de 1800 à 2000 milliards donc moitié wu recettes intérieures du Sénégal yëpp c'est 1% de la population ñoo koy lekk donc loolu bu ñu góorgóorluwul problème bu gën a rëy dina am loolu moo tax li nga xam ne moo war mooy ñu def ñaari yëf mooy investir pour le futur ak lijjanti jamono ji nag mooy urgence yooyu nga xam ne xale yi tey taxaw nañ tem
bu ñu la waxee sax ne la Sénégal entre 2-3 années yi li nga xam ne orienté nañ leen ci université yi dafa doublé boo demee tey université de Dakar ba 2012 1960 ba 2012 4000 lits ñoo fa nekkoon yoo xam ne day recevoir ay étudiants président ci benn mandat 2012-2019 rek doublé na ko créé waat ay université doublé le nombre d'universités créé ay ISEP créé ay centre de formation mais loolu yëpp pour ndaw yi la xam nga lu tax DJ Boubs parce que yàlla deful ñëpp nga xëy rek mën a doon DJ Boubs mën a animer télé wala animer rajo peut-être da nga am foo war a jaar am loo xam ne da nga ko war a jàng yàlla mayul ñëpp nga ñëw rek war a mel nii mën nañ jël benn exemple benn artisan bu célèbre wala yu demee noonu suñuy ndaw dañ leen war a waajal waajal bi nag yenn saay peut-être lu métti la parce que tamit famille yi di nga ci gis koo xamante ne dafa xëy war a jàngi waaye kër gi dara newu fi waaye peut-être waajur yi doon nañ mag ba nga xamante ne peut-être war na leen taxaw looloo tax ñu war a xalaat ay mode de financement de la formation yu gën a moderne président dégg nga ko en 2018 andi na benn innovation boo xam ne peut-être dañ ko war a gën a yaatal mooy convention état entreprise bi nga xamante ne élèves yi bu ñuy def formation professionnelle sax dinañ am 40 000 bu ñu leen jox weer bu dee ndax ñu gën a sawar ci jàngi ndax bu ñuy dem ñu bañ a xalaat ne kër ga kat war naa am lu ma jàppale sama waajur donc loolu yëpp xalaat la yoo xamante ne dañ ko war a def c'est vrai que problème mu jeunesse day ñëw souvent démb rek ñu ngi may yónnee benn vidéo boo xam ne 1980 balaa Mitterrand di falu ci France nga xam ne nit ñi dañ ñëw taxaw ko ne ko yéen doo leen ñu déglu doo leen ñu wax ñun dañu bëri ay problème nangam ak nangam donc loolu yëpp pour wala ne problème mu jeunesse luy dellu si la lu jafe la mais nag bu ñu amee concertation bi ci war bu ñu amee waxtaan bi ci war bu ñu tegee li nga xamante ne moom le président dëgmal muy li nga xamante ne ay outils yu baax parce que xale yi du ñu rek ñoo xam ne dañ leen di jox xaalis rek bàyyi leen ñu dem dañ leen war a former dañ leen war a surveiller dañ leen war a encadrer ba ku ci ne mën a mais monsieur le ministre wax nga ko xam nga booba tey tamit da ngay faral yow di indiwaat histoire mais histoire moo tax ak lu ñu dund ci histoire moo tax ba ngeen ñëwee am loo leen ñu proposé askan wi jàpp ni peut-être yéen a mën a indi solution bi par rapport ak jafe-jafe ndaw ñi 2012 ngeen fi ñëw 1 an moo des tey jii ngeen matal 10 ans ci bopp réew mi 2 ans presque moo des 3 ans pouvoir bi jeex maanaam seen ñaari mandat yi nga xam moom la ñu leen dénkoon mooy jeex et pourtant indi ngeen fi ngeen ni ñu 500 000 emplois pour indi solution bi daawoo leen wax lajj ni comprendre ngeen ndaw ñi mais da ngeen doon wax ni oui mat na 31 wala bokk ba ñuy tëj campagne bi fële sa stade Alassane Djigo le président ñëwaat ni avec promesse su 1 million d'emplois est-ce que tey jii kon su moom su taxawee ni comprendre naa ndaw ñi à 3 ans de la fin de sa mission est-ce que tey jii nekkul benn lajj woo xam ni tey jii yéen moom ngeen def jëm su wàllu ndaw ñi wàllu liggéey. non mi ngi maram encore une fois da ngay xool contexte yi. 2012 2017 2012 2019 500 000 emplois yi mot na boo demee inspection du travail dinañ la ne contrat yi fii lañ ko signé. avec xale yi fii lañ liggéey quel emploi ah mais déglu non emploi kay bu tax ñuy wax ñu emploi yi yow nga créé fii defar Sandaga ñu ñëw bale ko mu jeexaat ngeen comptabiliser ko. déedéet loolu c'est des emplois continus parce que Sénégal tey boo gisee évolution yi nga xam ne am na sur tout ce qui est hygiène publique ak yooyu nga xam ne liggéey bu continuer la bu fekkoon lu ñu taxaw la di nga gisaat dëkk bi mel ni mu war a mel. mel neneen ni mu war a mel du dëgg. mais dama la ne emploi yi entreprise yi koy créer dama lay jox benn exemple rek E-Media il y a quelques années amul woon bi mu fi ñëwee est-ce que dafa jëli ay journalistes feneen rek jëli na feneen mais créé na ay emploi bëri na ñoo xam ne ci stagiaire lañ tolloon donc loolu dafa bëri lu mu xew ci ay activités ci ay économie mais nag li xew 2021 bi c'est un effet de contexte d'abord c'est un effet de contexte man damay gis ay fii laa dëkk ci biir quartier bii ngeen nekk ni biir Point damay gis ay gone yoo xam ne dañ ma naan grand man sama cak-cak bi depuis 2 semaines mi ngi garé parce que mënuñu livrer guddi samay clients guddi lañ daan def nangam ak nangam am ñoo xamante ne dañ la naan fan yi ñun liggéey ñu ndaxte ñun restriction yi moo tax léegi suñu entreprise ak pandémie bi ñetti car lañ daan dawal léegi ñaari car la ñuy dawal donc loolu c'est des réalités économiques yoo xamante ne dafa laal fu ne crise économique bi day door a tàmbali parce que ñu ngi encore ci ère Covid nekkaguñ ci ère post Covid mais day am parce que économie lenn la dafa am ñu yor xaalis ci seen poche war a jëndi bu jamono naqaree dañuy tiit bañ a jëndi am ñoo xamante ne ñoom ñooy produire di jaay bu jamono naqaree nit ñi di jëndatuñ ñoom it ñu téye seen usine ñi waroon liggéeyatuñ loolu la mais 500 000 emplois bu fekkee président diggée na ko 2012 2019 bu amuloon di nga dégg nit ñi 1 million d'emplois bi nga xamante ne tamit diggée nañ ko mais c'est parce que il faut ñu paramétrer ko par rapport ak suñu économie li mu attan looloo tax ma ne effort yi dafa war a gën a rëy parce que dafa am emploi yi ñuy créer xam nga emploi ñett la emploi salarié public emploi salarié privé ak auto-entrepreneuriat moo tax état bi depuis 2012 président def ay dispositifs lu mel ni DER ak yeneen ne nañ gën a jàppale ndaw yi te ci DER damay gis ñu bëri ñuy critiquer mais attention président li mu wax ci DER qualificatif rapide bi lan moo ko andi parce que président moo toog ci réunion
ne procédures yi dafa bëri ci xale yi. nañu fexe wàññi ko looloo andi baatu rapide bi xëy ñu rek def délégation à l'entrepreneuriat dafa ne délégation à l'entrepreneuriat rapide. rapidité bi du woon déedéet fexe leen ngeen déedéet dafa ne procédures yi dafa bëri. yenn saa ñu gis xale boo xam ne moom mënul bind business plan du ñëpp mën a bind business plan ñun ñuy jàng sax yenn saa yi bind ko problème la ci ñun. mais pas que lu mu ñëw ñu dagg ko mi ngi maram jamono ji fi mu toll dañu war a gën a góorgóorluwaat président bu ñu dégg mu naan fast track du daf ko wax nii rek slogan la parce que dafa sentir ne jamono ji dafa laaj gën a gaaw. mais est-ce que le mal ne se trouve pas dans ce fast track loolu. non pas du tout xam nga lu tax. parce que nit ñi ñoo war a adapté ak àdduna day dox doxin boo xamante ne ñun mënuñu ko contrôler ndaxte àdduna li ciy xew li jóge bitim réew la li ne suñu réew ak feneen la preuve tey wax nga ko. ñi ngi nekk depuis personne ne se plaignait jusqu'à ce que pandémie am jamono naqari am étincelle bu xew rek nit ñi commencé génn am leen métti mais li nga xamante ne moo am solo mooy bu ñu waree liggéey ñu def ko mu gaaw parce que tamit ñu on est dans des administrations africaines yoo xamante ne peut-être am nañ ay bureaucratie yoo xam ne ñoo ñu téye ay procédures yoo xam ne quelquefois boo bëggee def dara di nga jël at boo jëlee benn décision balaa ñu koy acté dina jël at te loolu bokk na ci réforme yi nga xam ne PSE daf ko andi moderniser administration ba nga xam ne li ñu war a defal nit ñi warul dépendre ci ay këyit ak ay signature yoo xamante ne day yàgg loolu moom mooy doxalin bi nga xam ne moom la ñu war a andi loolu le président bëgg ba tax ñu naan fast track. D'accord. yow yaa doon ministre bi ñu dénkoon cadre de vie. oui ak urbanisme. urbanisme ak cadre de vie du noonu nga. waaw yow yaa toppatoo. dossier bi nga xam ne moo doon dossier wu marché Sandaga. jëlee ko fii yóbbu ko fële. waaye gis nañu bi ñu ko jëlee fii yóbbu ko fële ba léegi travaux yi ñu fa waroon def travaux yi kenn defaragu ko travaux yooyu lan moo tax mu yàgg ni waaw mooy li ma la wax rek li ñu doon waxtaan léegi parce que xam nga Sandaga dafa doon loo xamante ne lu métti la lu yàgg la jógee ci jamono yi nga xamante ne mooy depuis président Senghor 1962 ba léegi ñu ngi ko fa bëgg a jëlee. ñu dem ba mun a am ay problème mu sécurité bâtiment nga xam ne bâtiment bu daanu woon suñu responsabilité lay doon fii la ñuy toog ñu neen ñu mi ngi maram naan ma oui monsieur le ministre jëlu leen matuwaay yi nangam yu demee noonu donc on a pris notre responsabilité yóbbu ko léegi nag. chantier bi dafa war a commencer mais dafa am ay procédures. bu leen fàtte ne entre ville de Dakar ak mairie Dakar Plateau dafa amoon ay problème kan moo war a defar kii ne man sama responsabilité la nekk leneen sama responsabilité donc ci loolu lañ nekkoon mais tey appel d'offre bi lancé nañ ko ba defe naa dépassé nañ li nga xamante ne moom mooy procédure dépouillement ak mairie Dakar Plateau mi nga xam ne moom moo ko bëgg a financer. kon ngeen bi ngeen koy jëli ji bi ngeen jëli marché Sandaga fekkagul woon ñu lancé procédure yeeg yooyu. non xam nga lu tax boobu évaluer nañ ko defoon nañ études yeeg yooyu mais am na nature étude. yoo xam ne mënoo ko def fekk nit ñaa ngi ci biir di jéem xam nga quelquefois on fait de mauvais procès à l'État liggéey bu ñu ko defee c'est-à-dire sous la pression de tout le monde woy waru leen ñu jëlee waru leen Sandaga kenn waru fa nekk Sandaga état bi mu nekk kenn waru fa nekk ña fa nekk ni ngi ci amee ay xarit laa ci amee ay xarit ni ngi ci amee ay soppe laa ci amee ay soppe mais dafa toll foo xam ne dañ ko war a defaraat te gis nga bu ñu teeloon jóg ñëpp génn waxtu yu ñu war a génn ñu def liggéey bi waxtu yu ñu ko war a def waaye waxtu wi kon nit ñi dugaat nañ bu yàgg mais tey jii ñu defaral leen un centre commercial moderne ku ci amoon 2 mètres carrés wala 4 mètres carrés ñu jox la sa 6 mètres carrés. nga am sa couloir am say ascenseur nit ñi bu ñu duggee mën a visiter ñiy jaay ñam mën a ne fañ ne ñiy jaay li nga xamante ne moom mooy commerce yu général ak yooyu mën a ne fañ ne loolu mu gën a avancé c'est-à-dire gis nga dijjee yow mi déggal sax Boubacar yow mi nga xam ne yàgg nga tukki. gis nga yeneen dëkk yi ni ñu organiser boo demee ay Dubaï dem ay Paris lépp dañ ko organiser te ko lañ gën a léegi nag bon. bëgg lu neex nit ñi fa saasa nañ ko def léegi nii la gën a rafetee xam nga Sénégal démocratie la. boo tegee dara ku ne dana la ne nii nga ko waroon defee ne la nga wax mais je pense que processus bi ñu dugg dina gaaw travaux yi commencé le plus rapidement et puis ñu génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin. yow dañu la dénkoon loolu nga xam ne moom moo di defaru Diamniadio boobu noonu. waaw defaru Diamniadio boobu fan lañ ci toll. waaw Diamniadio mi ngi avancé délégation générale au pôle urbain moo ko yor ñun benn pàcc lañ ci yoroon mooy sphère administrative yi. loolu tamit defar nañ ko ci ni mu gën a gaawee en 24 mois ba nga xamante ne léegi moitié ministère u Sénégal yëpp léegi fa lañ ne am na ñu fay xëy di fa gont léegi nag Diamniadio mi ngi avancé processus bu mag la xam nga léegi les nouvelles villes quelquefois il faut 20 ans pour les créer mais Sénégal entre 2014 ak léegi fexe na ba au moins côté administration bi dox na yow ñu mel ni ay Sénégindia am na ñoo xam ne seen ay kër ñu ngi fay commencé dëkk bien que am na ay projets yu des ay travaux yu des moo xam VRD yi gis nga tali yi li nga xam ne moom la ñuy wax axe 40 mooy bi nga xamante ne mooy li ñuy wax boucle du germe de ville pare na. axe 70 mooy boulevard bu mag bi pare na. léegi leneen li ci des nag mooy VRD yi ndox mi courant bi au assainissement bi c'est vrai que jël na retard mais je pense que ñu ngi avancé bi ci war. ngir ñu mën a nit ñi mën fa dëkkee ni mu waree ak train ba fay ñëw bu ko defee ñu bëri mën a dëkk côté boobu ndaxte moo gën a yomb. xam nga Diamniadio bu ñu koy def. c'est pour fexe ba Dakar décongestionné wu.
ñëpp di daw si Dakar déedéet mu am beneen pôle boo xam ne nit ñi dinañ fa dem ngir mbir yi di gën a ñoŋ ci ñoom tey boo gisee yàgg naa ko wax appartement bu daan jar Dakar peut-être X boo demee Diamniadio peut-être prix bi day divisé par 2 wala divisé par 3 loolu lañ ci jublu bu ko defee sénégalais yi gën a noppalu waaye tamit mbiru transport gën a ñàkk doon problème parce que bu leen fàttee li nga xam ne moom la ñu révélé dans les années 2000 nee nañ saa yu ñu defee étude ne circulation yi Dakar day perte loo 100 milliards à l'économie sénégalaise moo xam carburant bi ngay lakk te waroo ko lakk la moo xam ki am ay PV parce que ni mu dawalee du noonu moo xam ki nga xam ne day raté ay kiyam ak yu demee donc loolu bu ñu ko defee njëriñu ñëpp la. te liggéey yaa ngi avancé. d'accord alors yooyu dafa naa ne am na yeneen kilifa yooyu tey jii ñoo yor kër yooyu pour eggale liggéey bi mais yow lu ñu la dénk encore une fois mooy PSE. si biir PSE bi sànq sama njëlbeenu kàddu maa ngi koy wax conseil des ministres bii ñu génn président da see insister muy PSE bu jëm si wàllu ndaw ñi. lan mooy axe yi nga xam ne moom moo jëm si wàllu yooyu ak lan la mën a apporter si problématique bi nga xam ne moom la ñuy dund nii si liggéey ndaw ñi. waaw xam nga PSE jeune priorité jeune loolu mooy wane rek ne président yàgg na gis ne ndaw ñi dañ leen war a taxaw ndaxte 2014 ak élection 2019 da ko ci def te ndaw ñi ku leen di jàppale ci ñaar nga leen di jàppale formation mooy ñu waajal leen du dëgg ak tamit entrepreneuriat ndaxte jamono ji ni mu tëddee formation mooy li 3FPT di def mooy li enseignement supérieur di def mooy li éducation parce que formation dafa yàgg formation dafa jóge ci éducation nationale dem ci enseignement supérieur dem tamit ci formation professionnelle gis nga Didier Boubs président dafa am lu am solo lu muy wax ci discours am Sénégal ba muy Sénégal ba léegi presque 90% des formations enseignement général mooy lan mooy am bac dem defi droit dem defi lettres imaginez tey la moitié des étudiants boo demee ñoom ñëpp ay fac sciences humaines ay lettres ay histoire géographie ak yu demee noonu ñeneen ñi door a nekk ci sciences et techniques yi leneen li tamit mooy enseignement général boo demee ci dëkk yi nga xam ne tey ñoo gën a développé boo amee sa BFM rek am nga droit tànn sa métier ne man bac hôtellerie restauration bac audiovisuel nangam nga xam ne yow tey boo amee BFM ñetti at yi ci topp da ngay def diplôme boo xam ne booy am bac mën nga liggéey donc président loolu la bëgg loolu tax mu ne nañu créer région bu nekk benn centre national de formation professionnelle et technique ngir képp koo xamante ne tey amoo bac wala amoo BFM nga dem jàng fa métier c'est-à-dire tey boo amul woon benn diplôme boo fa demee ci 6 mois war nañ la mën a tàggat ngay defar dàll war nañ la mën a tàggat nga xam nu ñuy yoree ay nag mën nañ la mën a tàggat nga mën a yor tool bu ndaw di fa defar ay kaani di fa defar leneen li mooy képp ku am BFM parce que ñëpp jarul ñuy dem université la ñuy dajale université jarul peut-être ñu néew ñoo fa war a dem mais moitié bi li ñu war a fexe mooy am formation professionnelle et technique la preuve dañuy yor ay projets yoo xam ne pour am ku am diplôme technicien supérieur problème la wala un bac technique doy na ci mais dañuy am ay des personnes yoo xam ne ils sont surdiplômés te li nga xamante ne moom lañ leen di doyee souvent duñ ko mën ndaxte loo gis métier la te amul benn métier bu ñu war a xeeb léegi nag ci suñu njàngale président li mu bëggoon mooy fii ak 2024 30% des formations mu doon des formations professionnelles et techniques bu ñu évoluer fii ak 2035 nga dem ba nga xam ne Sénégal 50% formation professionnelle et technique lay def ak 50% formation généraliste nga xam ne nit ñi dañuy teel a am métier mais yenn saa yi da ngay gis ku jàng ba pare te du am métier ndaxte jàng xam-xam la mais métier mooy mën a def mën a liggéey te loolu nag la ñu war a orienter malheureusement depuis 1960 loolu bokk na ci li nga xamante ne peut-être li ñu war a soppi la ci Sénégal te PSE jeune boobu loolu la andi. curricula yi ñu defar ko ñu bañ a am rek ay master en nangam te loolu andiwu la moo tax gisoo bi ñuy def université du Sine Saloum président dafa ne université des métiers mu bañ a doon rek université boo xam ne dañ fay jàngale xam-xam ñii ut xam-xam pour denc seen xam-xam bëri na mais ñu ci bëri métier la ñuy ut. donc tey loolu bokk na ci PSE jeune li nga xam ne moom mooy priorité bi fexe tamit préparer nit ñi ci entrepreneuriat. parce que àdduna lu muy gën a avancé nit ñi di am jafe-jafe ci mën a recruter donc ku ci nekk sa entrepreneur bopp nga lii la koy wan rek àdduna ni mu individualisé woo mooy li ñu wax sànq ci réseaux sociaux yi rek Didier Boubs yor na tey émission mi ngi mar yor na émission mais tey ñaata nit ñoo yor seen émission gis nga commerçant yi ni ñu bëri ci Facebook chaque jour ñu yónnee la gis nga WhatsApp donc ku ci ne rek dañ la war a organiser ci sa bopp ba nga xamante ne yow boo jógee war ngaa mën a créer sa bopp dara di ci góorgóorlu ngir mën ci am dara foofu la jamono toll foofu la àdduna toll loo tax priorité jeune boobu ci PSE di préparer xale yi ci formation ci encadrement parce que tamit yenn saa yi ñu jox ay xale xaalis wala mag sax te peut-être amuñu encadrement bi ci war xamuñu naka la ñuy téye fonds de roulement xamuñu peut-être investissement naka lañ koy defee xamuñu boo liggéeyee nag nga war a jaayee loolu yëpp muy loo xam ne dañ ko war a dajale mu doon programme bu mag ci at yi di ñëw bu ko defee ñu ànd ceeg xale yi encadré leen am na solo waaw xanaa ma jeexal su la neexee rek si benn laaj mooy suñu tënkee xool li nga xam ne moom moo xewaat si jamono ji rek est-ce que jàpp nga ni dans ce combat ou bien dans ce qui s'est passé récemment au Sénégal pour jeexal comme question politique mooy
le président ñu bëri jàpp nañ ni il a été seul dans ce combat da ngeen ko seetaan ba mu jeex ngeen di wër plateau télévision yi alors ban gis-gis nga am ci taxawaayu yéen ñu wër président ci crise bi nga xam ne dund na ko. waaw gën a taxaw gën a góorgóorluwaat rek xam ne ñun ñëpp ñoo bokk li nga xamante ne mooy majorité bi président doon ki ñu jiital te bon. il a été seul. non on peut pas dire qu'il a été seul. on peut pas dire qu'il a été seul xam nga quelquefois commentaire journaliste day xaw a yomb nag c'est des titres yoo xam ne boo demee Le Monde fekk. non man question laa la posé rek mais je veux dire peut-être gisoo ñëpp mais gis nga quand même ñoo xam ne dem nañ peut-être bu ñu sañoon ñëpp génnandoo. bu ñu sañoon nit ñi gën a génn. mais bon peut-être que tamit événement la boo xam ne ñu bëri la choqué ba peut-être les réactions ont été tardives mën nañu wax loolu. pour un dossier privé. merci beaucoup monsieur le ministre donc mu nekkoon Abdou Karim Fofana doon jëwriñ bi nga xam ni moom la ñu dénk waa PSE moom la ñu dénk PSE bi moo nekkoon tey jii Boubacar Diallo suñu gan si altine bile di ko jaajëfal baax a baax si nu mu accepté ñëw suñu plateau. jërëjëf rond-point yeeg fleur yeeg rafetal bi ci Ndakaaru. moom laa koy xoole waaw defoon na say jéego bale yi xëy ñuy bale. xam naa ni certainement war nañoo reprendre initiative bi yooyu. malheureusement loolu lañu lay liggéey nga ci liggéey bu am solo yow it wax dëgg yàlla. parce que non mais vraiment. rond-point yeeg fleur yeeg yooyu xam nga ay rond-point yoo xam ne ay xeer rek ci nekkoon. defaraat bi macha allah ñoo ngi lay encourager. et puis lii si des yàlla na si vraiment Sénégal yëpp jëriñu et puis yooyu noonu ñu étendre ko Louga am yu mel noonu. Casamance am yu mel noonu Fouta am yu mel noonu ñun ñëpp niroog Ndakaaru. ñu bañ ni defar Ndakaaru kese merci beaucoup monsieur le ministre. jërëjëf. merci. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous, s'il plaît à Dieu, ce sera demain. D'ici là, portez-vous bien et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de iRadio 93.3, de iTV, de emedia.sn. Salut à toutes et à tous. Ciao et à demain.